ñaari waxtu toftale nit ne fanweeri simili mbokk yi xayti ñu seetaan dal leen jàmm ci xibaaru marax yi li ca gën a fës ñu daal di tabb ki nga xam ne moom mooy Seydou Nourou Ba ngir mu jiite kuréel gi nga xam ne ñu yëngatu ci wàllum politique ñoom ñoo ko seq ñu fas yéene waxtaan loolee nag ku nekk ak na nga ko gisee bu ajoo ci ñi nga xamante ne si ñoom ñoo fare ci kujje gi doom daal fi mu ne ni seen xel tee na ca waa nguur gi moom fi mu ne nii ñoom seen xel rafet na ci lu ci mën a am ganu xibaaru diggu bëccëg gi di Babacar Fall moom itamit àdduna ci micro bu Chérif Dia bu télévision Futurs Médias beneen ponk mbokk yi bu ñu fas yéene faram fàccee di camp pénal am na njiit bu bees Jean Bertrand Bocandé lay wuyoo mu wutu fa colonel Daouda Diop joxalantey lenge ci teewaayu jëwriñ bi ñu denk wàllu yoon ak yoonal ñu waxtaanee ca lu ma jëm nag ci ñi nga xamante ne si ñoom la caabi féete gannaaw ak naka la ñuy def ba seenub nekkin ñu gën koo xoolaat jëwriñ ji di Ismaïla Madior Fall la mu xamle mooy koppar yi nga xam ne mooy seenu dépense kenn ku ne ci ñoom yokk nañ ko dem na sax ba ñaar téeméeri teg na lu tegee juróomi dërëm ñu ne nag loolu bi ñu ko xaymaa mi ngi toll daal ci juróomi milliards ci at mi lu jëm ca daaka bu Médina Gounass bu leen fàttalikoo la fa amoon ci jéye ba tax nañu joxe xalaat ne xoolaat bërëb ba mu méngoog jamono kilifa ga dàqul lu ni mel waaye itam la mu sàkku ci kanamu Abdoulaye Daouda Diallo ñu xoolaat yoon ya ba mbir mi daal ñi fay ñëw mën a jaar ci yoon yu baax marché Noël jamono ji Sandaga moom ma nga ne kuuru fees na dell wala sax centre ville buñ ko mënee waxee noonu jaaykat yi ak jëndkat yi kenn ku ne yaa ngi xool naka ngay def ba bégal ki la tax a jóg lu ci mën a am moom bu fekkee jaaykat yi nangu ñoo wax itam ña fa ñëw di jënd fi mu ne nii ña ngay profité bu baax a baax ci solde yi mbokk yi ponk yaa ngoo ngeen taaxirlu ñu faram fàcce. bisimila xibaaru marax yi nañu ko junjee lañu koy dooree ak Seydou Nourou Ba ñu tabb ko daal ci kuréel gi nga xamante ne si ñi ngi ko war a séq mu jëm nag ci waxtaan aju ci yëngatu ci langu ko politique gi secrétaire général bu GRADEC moom fi mu ne ni daal njoxtu rafet na ci nañu tabbee diplomate boobile Babacar Fall nekkoon ganu xibaaru diggu ba ci télévision Futurs Médias ñu teewlu ay kàddoom ak Chérif Dia. ñuy rafetlu désignation ambassadeur Seydou Nourou Ba comme ni ma ko waxee nit la ko xam ne am na carrière diplomatique bu riche xam nañ ko nit ku jub la man ci sama bopp liggéey naa ak moom bokk nañu vraiment ay jataay au niveau de Gorée Institut ànd naa ak moom Togo nga xam ne moo nekkoon chef de mission d'observation électorale jiite groupe de contact bi def fa liggéey bu am solo a priori daal vraiment ñun suñu xel dal na ci nit la koo xam ne ku tay la mais nag il faut pas que ñu aussi nomination maanaam ñu teg ko foo xam ne àggu fa maanaam yaakaar ne tey moom ci boppam mën na régler problème yi parce que dañ ko teg rek pour mu jiite maanaam ay waxtaan du moom mooy organiser élection te tey problème bi ñu am tey nga xam ne ku jégi moo tax tey ñëwuñu ci maanaam waxtaan yi mooy premièrement dañ ne président de la république il faut que la nga xam ne moom moo fay tukkee mu mën ko respecter mu bañ a doon rek comme la daan am ca wàllu CNI rébéeg assise ak yooyu nga xam daf ciy jël lu ko neex mais ñaareel ba ki nga xam ne moom mooy jiite moom mooy organiser élection yi est-ce que ministre de l'intérieur bi fi nekk moom lañ fiy bàyyi parce que ñoom maanaam loolu moo doon seen revendication donc problème bi foofu la est-ce que léegi donc dañuy def ministère des élections dénk koo xam ne neutre la wala ministre de l'intérieur dañ fay teg koo xam ne tamit bon farul fenn. président de la république premièrement bu gannaaw bu ñu pacifier champ bi nit ñi mën a toog waxtaan ci dal ñu def ay pexe ba ñeneen ñi ñëw la nga xam ne mooy tukkee ci waxtaan ba président de la république appliqué ko bañ cee changer dara. gannaaw Babacar Fall itam ñeneen addu nañ ci fu ci mel ni ñi fare ak nguur gi ñoom rafetlu li nu mel ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ne ci kujje gi mu mel ne fa ñu newoon juguñu fa fi mu ne ni daal ñu ngi taxaw ci mbir mi di xool duñ ci sori Cheikh Hassana Fall lañ ci àndal ak Jafara Ba. Seydou Nourou Ba nar a ñëw jël lengey ngir diriger lii di dialogue politique bi war a am ci diggante kujje gi ak ñu jiite ab tabb goo xam ne Aymérou Gningue gis na ne moom lu ñëw ci waxtoom la. waaw xanaa di ko rafetlu di wax ni lépp loo xam ne dañ koy def ci waxtaan ak lépp loo xam ne suñu ko defee mu mën a yaatal waxtaan wi nit ñi ñëw bokk ak ñun waxtaan dafa nekk loo xam ne dafa am solo léegi nag booy doxal ba yàgg nga gis ni boo defee lii mu gën a baax nga def ko loolu dama jàpp ne ñun ñëpp dañ ko war a rafetlu ñaanal yàlla professeur Seydou Nourou. waa coalition Manko Taxawu Sénégal ñoom jógewuñu fu ñu taxawoon ba léegi ndax ñoom nee nañ duñu wuyu ji te lu ko waral moo di.
non duñu fa gis parce que problème bi du ki nga xam ni moom la ñu fal muy Seydou Nourou Ba vraiment amuñu dara lu ñuy wax ci moom mais opposition bi dafa am lu mu waxoon ñu doon ni woon dañu bëgg personnalité bu neutre ak consensuelle pour organiser ay élections fii ci biir réew mi donc nomination bi am na mais taxul ñu ñëw toog waxtaan ak moom parce que tey problème de confiance bu doy waar moo existé entre moom ak ñun. Seydou Nourou Ba doon ab diplomate bu màgg ci sunub réew nar a ñëw wuutu kii di ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ci waxtaan gi nar a am ci diggante kujje gi ak ñu jiite réew mi waaye mu doon dialogue boo xam ne ba léegi dara leeragu ci. Excellence Seydou Nourou Ba moo fas yéene jiite boobile kuréel diñ ko waxee mu amal waxtaan ak ñi nga xamante ni si ñoom ñoo fare ci kujje gi waaye itam ñi nekk ci nguur gi loolee itam niñ ko waxee coow bari ca ku nekk ak na nga ko gisee lu ci mën a am ñoom ne ñu dañuy tàllal loxo kujje gi rek ndax dañoo fas yéene liggéey ak ñëpp bi fay Younous Diatta. mandat bi nga xam ne mooy mandat bu njëkk président Macky Sall muy juróom-ñaari at yi nga xam ne daa forcé jot ci. danañu juróom-ñaari at yu mu forcé jot yi bu ñuy wàññi nañ ko ci wàññaale ñu ne am na benn déjà. loolee la correct bëgg di cadre de l'opposition pour la régularité la clarté et la transparence des élections mu dajale ña faree ca wujjeeg politique gi te bëgg a dem waxtaan ak ñii di pouvoir bi. dañu war a wuyu ci waxtaan woowu loolu lañ jàpp dem waxtaan ak ñoom daal di joxoñ point yi nga xamante ne si moom la ñu war a corriger pour ñu mën a am benn processus électoral bu clair bu transparent et loolu mooy indi ñun ñëpp ñu mën a nangu résultat wu élection sans que mu am kenn kuy contester résultat yi. kon am nañu yaakaar ci liggéey bi mu jot a liggéeyal Sénégal am nañu yaakaar ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci pays africains yi ci wàllu élection kon yaakaar boobu la ñu am. ndax it tamit yaakaar ak rafet njort moo taxoon ñu ñëw wuy si kon rafet njort boobu la ñuy demee. mais gëm nañu ni lu ko ci jëli ci loolu la ñu nekk mais jotagul mais li fi amoon démb ak démb daal xalaat nañu du fi amati. waaye ñu tàllal loxo beneen parti opposition bi ngir rek ñu nekk aw say mën a jàkkaar lool régime bi fi ne. taxawal cadre bii nii nga gis leader yi nga xam ne ñoo ko seq pour ñu mën a waxtaan waxee benn kàddu daal di joxoñ li nga xamante ni si mooy faay yi mooy manquement yi pour loolu ñu indi ci ay solution yu leer. li gën a am solo dëgg daal mooy ñun ñu ngi tàllal suñu loxo beneen wàllu opposition bi ñu ngi leen di tàllal suñu loxo pour que ñoom ak ñun ñu ànd tëral lu nga xam ne daañ mën a surveiller le processus électoral. pôle de l'opposition au dialogue fas yéene yaatal ngir ñëpp mën a bokk ci xeex mi ngir ñu gën a mën a janook pouvoir bi fi nekk jamono ji waaye la ñuy sàkku jamono ji bokk na ci ñëpp doon benn di xàccandoo di dóorandoo. bi fay kuréel googu correct lañu ko dippee ni ngeen ko gisee ngeen dégg ci ku ci mel ni Modou Diagne Fada ñuy tàllal loxo ñi nga xam ne ñoom ñooy kujje gi bu fekkee dafa aju nag li ñu tabbu moom Seydou Nourou Ba excellence ëllëg ci kattanu yàlla lañ ko fas yéenee biral liggéey ba maanaam installation bi ëllëg lañ ko jàpp ci kattanu yàlla di ngeen ko mën a am ci télévision Futurs Médias ginnaaw lu jëm ci mbir moomee itam ñu wax ci beneen ndaje mu soxal réew yi seq francophonie la ñu gis nag ñu fas yéene yëngatu aju na ci dialogue social tey ji ci suba la ñu amal ab lël ponk yéen ca waxtaanee aju na ci wérgu yaram aju na itam ci njàng ak njàngale fii ci sunum réew ka jiite au conseil dialogue social turam Innocence Ntap Ndiaye la ay kàddoom mën ko nekk ku ñu naan Aminata Mbaare Sow. éducation bi wax dëgg ñoom déposé nañ préavis presque organisation yëpp déposé nañ préavis ñi ngi xool naka la ñuy def pour dajeek ñoom ministre de la fonction publique waxtaan naa ak moom ba ñu ngi seet naka la ñuy def ba jot tasewaat ak ñoom si li nga xam ne mooy seen ay mbëbët ak yi nga xam ne loolu la ñu gis ne gouvernement daf koo yéex a réaliser santé aussi ñoom tamit ñi ngi yëngu donc fi mu nekk nii il faut que ñu tasewaat ak ñoom parce que santé ministre bi fi nekkoon am na lu mu waxante nag ñoom mais nekkatu fi dafa dem mais li ñuy wax rek mooy état continuité la donc lu sa moroom def rek boo ñëwee da nga koy yeggali donc dinañ ñëw toogaat leen ci waxtaan incha allah ci fan yu néew. aywa bu nu jugee ci Innocence Ntap Ndiaye ak dialogue social bi ñu wutali pencum ndawi réew ma foofee dañ fa doon voté loolu aju nag ci budget bu ministère bi ñu dénk wàllum koppar ak koom fii ci Sénégal député bi nag di Mamadou Lamine Diallo moom nag def na
ab taxaw seetlu ci fonds commun yi nga xam ne moom la ñu jagleel ministère ba ak la nga xamante ne si noonu la ko gisee ba mu waxee itam Amadou Ba di jëwriñ ba tontu na ko dañ leen di teewlu ñoom ñaar ñëpp seeni kàddu ka ko taataan di Alhassane ak Diafara Ba. Les fonds communs, c'est un problème. fonds commun nekk na li nga xamante ni problème la inspecteurs yi daanaka ñoo ëppale sax liñ ci am que ingénieurs yeeg topographie yeeg yeneen nekk na li nga xamante ni war nañ ko xoolaat. C'est un problème, ils l'ont souligné ici depuis l'année dernière. Monsieur le ministre, vous vous aventurez sur la monnaie. Monsieur le ministre ci lu jëm ci franc CFA wax nga ni gisoo benn étude scientifique bi nga xamante ni dana tax ba ñu gis inconvénients yi maa ngi wax ne nag yaa ngi jël ay risques intellectuels te yaakaar na ne tamit waroo koo def ak li ci mënti am débat bi faaw mu am te man mi ne sax wax naa ci xam nga ci sama position. En euros, vous levez toujours en dollars. dama ne bi franc CFA amee ba tey bés bu nekk ñu wax ci franc CFA. la ma wax mooy dañoo gisagul étude xëy na am na bu sérieuse boo xamante ni war na ñu mën a fexe ba ñu génn ci lii bu nekkee dañ cee war a génn am lu ko tane parce que génn ci dara c'est une chose am lu tane ci la nga nekk c'est une autre chose c'est pas une première. mën nañu wax ne du gulet te it du lu yees nekk na li nga xamante ni ñun suñu rémunération duut lu ñuy wone ci budget bu nguur gi wante nag du li nga xamante ni jaarut yoon fonds commun ak yeneen nekkut li nga xamante ni dafa bokk ci masse salariale fonds commun nekk na li nga xamante ni fayuñu ko ci crédit budgétaire yi wante ci li nga xamante ni produit amende yeeg pénalité yi fa lañ koy jëlee te loolu sax jàpp nañ ne ministère bi ni mu toll jot na ñu teg ko ci table bi engagé ay réformes maanaam xoolaat ko parce que tamit mën nañu wax ne agent bu ministère des finances nekkul ku nga xamante ni moo gën a méritant que médecin bi. Parce qu'effectivement, un agent du ministère des Finances n'est pas plus méritant qu'un médecin. Alhassane Ba dañuy desandi ak yow des ca pencum ndawi réew ma ak coow la fa am sànq loolu nag mi ngi aju ci gannaaw ba ñi ni woowee non inscrit ca pencum ndawi réew ma tabee kii di Aïda Mbodj mu wax ci mbir moo milee daal dafa mel ni nee na Moustapha Niass da ko lànkal lanu ko may maanaam wax moom Aïda Mbodj sax la mu gis mooy ka jiite pencum ndawi réew ma di Moustapha Niass dafa def lenn lu nga xamante ne si moom mooy jaay doole dañuy teewlu Aïda Mbodj. Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de me priver de cette parole, Monsieur le Président. Je vous le dis et je vous le répète. J'ai été inscrite en dernier lieu. Vous n'avez pas le droit de me priver de cette parole. C'est la parole de tout le groupe des non-inscrits. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, Monsieur le Président. Vous n'avez pas le droit de me priver de cette parole. Je dis qu'il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Monsieur le ministre, essayez de parler. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Allez, répondez. Honorable député. Répondez. Liste bi ñu jox ñaari groupe yi rek la mais non inscrits yi dugaluñ leen ci bi non inscrits yi yëgaloo ci lañ ni dañuy jël Cheikh Bamba Dièye ak man wante mu jàppanteeg Cheikh Bamba ba jotu koy jël mu jël ma bi ñu liirul liste bi mais xam nga ne bu fekkee ni jël na juróom yooyu mu liir leen ba pare kon kay keneen ku ciy dolleeku juróom benneel lay doon waaye kenn wax ma génn rek mu daal di ni man maa war a wax comme gis na ni génn naa mu daal di may woo nekkuma fi mu ne dootuma am parole loolu nag yu ñàkk fayda la yu bon yu sew yoo xam ne moom war na ko weesu moom président Moustapha Niasse ndax li nga xam ne moo indi woon coow li ci législature bi passé ba ñuy wax naan mooy bi gën a bon li ko waral moo di yu mel noonu day yàq assemblée te moom du waru garam du cëram parce que mag buñ ko rusee wala mu am cër moo koy may boppam.
Alhassane Ba ñu koy sant di ko gërëm moom ak Diafara Ba ñu jàll ci leneen muy lu aju nag ci mandat dépôt yi bu ñu sukkandikoo jëwriñ bi ñu dénk wàllu yoon ak yoonal ni ñu ko gisee woon mu bari des na ko xoolaat bu baax a baax moom jëwriñ ci moo ko xamle ba mu noppee itam la mu ca teg mooy ñi caabi féete gannaaw xool nañu itam fexe ba gën a yokku seen nekkin ba mu gën a baax dem nañ sax ba li ñuy dépassé ci bés bi yokk nañ ko ba mu àgg ci ñaar téeméer yu jege juróomi dërëm kenn ku nekk. Ismaïla Madior Fall nag fekke jokkalante lenge bi amoon ca camp pénal ci teewaayu Papa Fara Ñing. Indemnité journalière bi nga xamante ne dañ koy jox prisonnier bu nekk ci budget 2018 yokk nañ ko léegi dina dem ba 1023 francs ba nga xamante ni alimentation yi nekk ci prison yi amélioré nañ ko léegi am na presque un peu moins de 5 milliards yoo xamante ni dañ koy consacrer à l'alimentation dans les prisons. nee nañu ci politique pénale bi dañuy rationaliser mandat de dépôt yi c'est-à-dire que dinañu xool ci politique pénale bi cas yi nga xamante ni obligatoirement il faut pour préserver une bonne distribution de la justice délivrer un mandat de dépôt ak yenn cas yoo nga xamante ni léegi dinañu xool citoyens yi nga xamante ni am na ay garanties suffisantes de représentativité kenn du joxe systématiquement mandat de dépôt. Professeur Ismaïla Madior Fall jëwriñ bi ñu dénk wàllu yoon ak yoonal tey ji ci suba kaddu yi mu ngi ko yëkkatee ca camp pénal joxalante lenge moo fa amoon diggante ku bees ka nu fa tabb muy Jean Bertrand Bocandé ak colonel Daouda Diop ma ko jiite woon ndaje ma nag njiit bu bees bi nee na dina fexe ba liggéeyandoo ak ñi mu war a liggéeyandool ba ñu caabi féete ginnaaw foofee seen nekkin gën a baax Pafara ñi ngi la ñuy desal ak Thierno Laurent Mendy ñoo fa teewaloon télévision Futur Média. mu war a teg ay jéego yu mag te rëy ngir nag wéyal liggéey bi directeur bu bees bu administration pénitentiaire bu camp pénal Jean Bertrand Bocandé ne dina fas yéene fexe ñëpp dugal seen loxo ci liggéey bi ngir mu réussir lii di mission. Je peux vous assurer que je m'appliquerai. dinaa def lépp li ma mën ngir rek liggéey giñ ma jox ma mën ko matale ba mat sëkk waaye tamit naa ci ànd akum dal ak ngor gu mat sëkk soob itam sumay loxo ngir lépp mën a yemb waaye tamit mu mën a yanj bi li liggéey ak ñam koy bokkal loolu yëpp daañu ci xar suñu tànku tubéy waaye tamit wuyu lépp la nga xamante ni it lu tagga témba la te jamono ji ci daar des na cee jóg. agent pénitentiaire yi nag ci ndaje bi ñu wax ci li nga xam ne mooy seen bëgg-bëgg bu ko defee kaso bi mun a dox bu baax. Il s'agit mu ñeel wotu projet loi bi ñeel wàllum ñi garde kaso yi waaye liñ ci mën mooy dinañ gën a yokk seeni jumtuwaay yokk itam lii di lim gi. ministre bu yor wàllu yoon di dalal xel yi naka noonu di joxe ay garantie ne dinañ fexe kaso yi méngoog jamono ci politique bu yees biñ ci amal. ñu bëgg prison yi nga xam ne dafa nekk Sénégal yëpp prison bu nekk ñu réhabilité ko tabax fa ay chambre yu bees ay chambre yoo xam ne nag dafay respecter standard yi nga xamante ni chambre prison noonu la war a nekk donc infrastructure pénitentiaire dañ koy moderniser. ay naal yu rëy nag di ko xaar moom mi nga xam ne moo nekk directeur bu administration pénitentiaire bu yees bi bokk na ci conditions yi prisonniers yi di dundee rawatina ci kaso yi nga xam ne danoo fees dell. Pafara ñu ngi jamono jooju moom compagnie bu gendarmerie bi ci Ndakaaru ñoom tey jii ci altine ji dañoo daal def opération d'assainissement maanaam xoolaat liggéey bi ak lu ni mel capitaine Arona Sarr ak ñoñam lu ci mel ni ay borom sareet yu doon dawal nekk ci tali bi daal te amuñu la nga xamante ne si moom moo war cëpp liggéey nangu nañ seeni mbir ak itam lu ni mel ci noone dañuy teewlu capitaine Arona Sarr image yi nag ñu ko baaxee di waa DIVCOM. bi ñu defee opération bi tey nag constaté que ne nañ ñooñu ñëpp li ñu warloo ak yoon defuñu ci dara ba looloo waral ñu immobiliser charrette yi ngeen gis suñu ginnaaw ba ñu am kayit yi ñu leen di laaj wala norme yi ñu leen di laaj pour ñu mën a daw ci kaw tali bi dañu constaté à chaque fois que bu ñu defee opération tuumaalu ma kenn jiiñu ma kenn sàcc waaye dañu constaté que ni à chaque fois bu ñu defee opération càcc gi maanaam li ñuy wax cambriolage forme délinquance boobu day wàññeeku dans les secteurs comme Ouest Foire Nord Foire mu mel ni ñoom ñooñu di dawal xeetu warwaay yooyu dañu am lu ñuy def ci mbir moomu tuumaaluñu kenn nag encore une fois waaye ci suba bi ñu def opération bi le haut commandant de la gendarmerie en personne
témoigné na donc benn charrette bu ñu immobilisé te ñi toogoon ci kaw charrette bi dañu am ay affaires yu ñu sàccoon ci benn kër lu mel ni téléphone portable ak benn ordinateur ak xaalis bu bëree bëri jàpp nañ leen malheureusement ñett lañu woon ñaar ñi jàpp nañ leen kenn ki daw na mais ñaar ñi jàpp bu soobee yàlla dinañ leen jébbal yoon. sanction bi mooy benn amende junni ak immobiliser charrette bi ba borom charrette bi donc conformé wu aux dispositions. mu ngoog ñu génn Ndakaaru ak li ko wër doxantu ba dëkk bu ñu naan Passy Ngayeen foofee askan wa ñoo mer ba futt wàcc ca mbedd ma doxum ñaxtu ne ñu amuñu courant amuñu ndox amuñu itam yoon yu ñuy jaar la ñu wax sax ne ñu réew mi ak doxalinam gis ñu ci seen bopp dañoo mel ni dañu leen a fàtte ñu teew lu ñu yor seen kàddu. dañoo dëkk ci dëkk boo xam ne nii muy Passy Ngayeen li fi yeewoo ci doomu aadama mën na ñetti junne doomu aadama wala lu ko ëpp dëkk bi nag depuis ñu am indépendance ba léegi dañoo gisut lenn loo xam ne nii état def na ko fi wala commune bi nga xam ne nii fi la ñuy yeewoo def nañ ko fi wala jéem nañu ko fi li jublu ci wàllu ndox amul benn jéego boo xam ne nii am na fi benn forage lañ fi gasoon depuis 1985 boobu xale yu ci bëri léegi nii saa yor nañ ay doom forage boobu biñ ko gasee ba mu pare dañ ko fa kas romb ko fa dem seen yoon ñi gis ne léegi commune bi année yi passé diggante daaw ak daaw jéeg am nañ fi beneen forage boo xam ne moo nekk ñaareelu forage su commune Ngayeen Sabax forage bi dañ koy jël yóbbu ko Jama Cowi te pourtant forage bi moo nekkoon deuxième forage su commune Ngayeen léegi nag lan moo tax ñu yóbbu ko foofu moom lañ bëgg ñu leeralal ñu ko ñaareel ba Passy Ngayeen nekk na dëkk boo xam ne ni dafa enclavé wu dafa ruqee ba ëpp kenn mënu fay dem wala dem fa métti na yéen ñi nga xam ne yéen ay journalistes yi li ngeen daj ci yoon bi xam ngeen ko gis ngeen bi ngeen di ñëw fi ngeen jaar dem na ba seen oto yi di xoosoog yooyu noonu yàgg ngeen ci yoon bi trop loolu yëpp li ko waral ruqe buñ ruqe te jàppale wuñu ci côté yoon li jëm ci wàllu santé amuñu poste de santé benn case de santé bi fa nekkoon gis ngeen ko diw bu ni diwoo góom sax amu fa bon donc loolu ñu ngi koy jooytu dañuy lancer appel monsieur le président de la république son excellence monsieur Macky Sall li nga xam ne nii mooy suñuy njàmbat mooy sonn nañ taay nañ lottu nañu damm nañu dee nañu li ñu bëgg mooy lépp loo xam ne nii suñu njàmbat la ñi ñëw saafara ko ci ni mu gën a gaawee wa illaa 2019 bi di ñëw amul benn politicien boo xam ne nii permettre nañ la nga taxaw ci Daka bu Medina Gounass defaraat ko ba mu méngoog jamono kay lu mën a nekk la du sunuy kàddu xalaat la bu nu joxe kilifa ak diwaan be ne lu ci mën a am nañu fexe daal ba lu jëm ci wàllub diine na mu meloon ñu bàyyi ko ni moom kilifa gi itam yamu ca leneen la mu ca teg mooy bëgg nañu daal yoon ya ñu defaral leen ko Moussa Oumar Gueye lañ ci àndal. fi nga xam ni moom mooy njomboxtali nekk diggu daaka bi foofu nga xam ni fa la jumaa ji nekk fa la ñuy jullee kàngaam yi di fay toog nekk na benn béréb boo xam ni ki nga xam ni moom mooy xalif général bu Medina Gounass di Thierno Amadou Tidiane Ba bëggul daal ñu indi ci ay coppite loolu nag mu nekk bëgg-bëggam ci bis bi nga xam ni jëwriñ biñ dénk wàllu infrastructure di Abdoulaye Daouda Diallo dikkoon na ngir xamal que ni dikk nañu daal ngir doxal li nga xam ni dige woon nañ ko ngir yeesalaat dëkk bi nga xam ni moom mooy Medina Gounass ak site bi ñuy wax Dakar. bii fii mooy këru Dakar bi kàngam yu mag ci biir Dakar bi yëpp fii lañu installé lu mat 40 Dakar nekk nañ fii Dakar bu ci nekk am na ay nit yu bëri nee na moom kam xelam la mu xalaatoon nee na jërë ngeen jëf baax na te itam rafet na te mën naa nekk tam waaye nag su fekkente ne bàyyi nañ ko Dakar bi nekk ci anam cosaan ba mu nekkee woon fekk jàkka ji yokkuñu ci dara nee na ku nekk fa mu taxaw ci biir Dakar bi ci biir jàkka ji la nekk loolu moo doon yéene Thierno Cheikh El Hadj Mouhamed Saïd radiyallahu taala anhu jëwriñ biñ dénk wàllu infrastructure moom itam fas yéene topp ci ndigalu ki nga xam ni moom mooy njiitu réew mi waaye itam ba tey am dégg-dégg ci li nga xam ni xalif bu Medina Gounass wax na ko nga xam ni moo jiite agence Ageroute fii ci Tambacounda xamle na ni liggéey bi biñ ko tàmbalee boobu ak néegéen mën nañ jàpp ni téeméer bu nekk luy toll ci fukk ak juróom daal dinañ koy matal phase bu njëkk bi nag ñu jàpp ni war na jar luy toll ci juróomi milliards ci sunuy koppar. Oumar Gueye ñu lay sant di la gërëm ñu dellu si Ndakaaru nañ leen ko xewoon ci ponk xibaar yi gëstu bés bi ñu jagleel ko marché Noël xam ngeen ne ñu ngi ci weeru décembre bu ñu ko waxee nag njeexintalu at mi moo tax ñuy wax ak itam naka la ñuy def ba bégal suñuy ñoñ fu ci mel ni centre ville bu Ndakaaru loo bëgg am na ko moo dalee ci takkaay wala sax dàll wala ba fowukaayu xale jaaykat yi bu nu bëggut a wax itam ñi ñëw di jënd ne ñu da ngay xoole rek bu fa sa bët yam waaye lépp loo bëgg am na fa ay satu pay moo ñu
demaloon ca Jaba. mel ni nag Noël mi ngi jub si li si des bëreetul ba tax na booy doxantu ci yoonu ndakaaru yi ci yenn boutique yi nag ñoom nga gis ne teel nañu commencé décorer ay lumière yuy ray yi mu mel ni nag am na benn air de fête buy plané si yenn magasin yi sax ay arrivage yu bees moo am lu ci mel na ci boutique bi nga xamante ne ay dàll lañ fiy jaay ñoom door nañu déjà di wàcce seen ay prix ngir clientèle bi mën a ñëw mu mel ne sax loolu moo attiré ndaw sile ngir mu ñëw defal rakkam cadeau. tey damaa ñëwoon ci boutique bi parce que dégg naa dafa am solde moo tax ma ñëwoon jënd ay dàll carré pour jëndal sama rakk bi ci fetu Noël bi cadeau. d'accord dàllu carré nu mu dàllu carré mooy talon ñamb yi mooy xew léegi. talon la waaw. est-ce que tànn nga bi nga koy jëndal ba pare. waaw muy rouge bi ak noir bi sama daf may arrangé trop parce que neex na ko trop moo xew ci dëkk bi léegi. bu dee nag moom dafa tànn peeru dàll ngir bégal ki nga xamante ne mooy rakkam li boutique yi di proposé bëri na loolu di ci mel ne ay fowukaayu xale ay tableau ay bijoux ay parure or yoo xamante ne mën nga ko may sa soxna boutique yi nag teel nañu def le plein ngir rek bégal ñëpp. idée cadeau yi moom manquetul fu mu nekk ni xanaa kay na poos yi fees ngir ku nekk mën souhaiter naataangoom jabaram doomam wala ki mu bëgg Merry Christmas Feliz Navidad Buono Feste Natalizie ci italien mu mel na nag bu Noël jotee wax ji benn la kàllaama yi rek moo wute. Aïssatou Paye joyeux Noël tarkala xam naa ni tànnal nga ñu ci cadeau yi mbokk yi mu ngoog fi la ñu yem ak yéen ci xibaaru marax yi jaajëfal leen ci safo bi ak kóolute bi Cheikh Tidiane Diaw noppi na ci xibaar yi ci français desandi leen ak suñu programme ñu fanaan jàmm.